loqati ay mbootu Sonko yu tooy xepp na ko dajji dóor ko ci table bi. Ousmane Sonko Sénégal bi ñoo organiser concours rëy làmmiñ ak ñaaw làmmiñ mooy jël P2 3 da nga xam si dégg mu tontu ma jamal. waaw tontu ko tontu. ba mu demee Touba barki Demba Ndiaye di songu sët Sëñ Touba yi di xas jomaay naan di xas ñee waa Touba yi ne ñu baal ma ay receleur lañu xaalis bi yàqu moo fay tuuru politiciens yow ñoo ko fay indi mais moom mu am 6 milliards yu ko ma jabal tuumaal ne ko dangaa randal 6 milliards ma jamal ko wax du samay wax 6 milliards nga randal corruption jëndal sa doom immeuble fee ca Canada dil bi kalaate ngay jéem a rembourser mbir ma bloqué waaye yow loolu Sonko toog ak moom ne ci pat dem ba fay Jomaay la yépp tàppet tàppet ma jamal ba léegi mi ngi ko naan ba tey rek ma jamal génn na benn tiw na ko Sonko porte mais foo ma sa gis ku naan porte plainte contre moi. moo tax sët Sëñ Touba mer nañ ci boobu la déclaration ba porte ko plainte. mais Sonko dafa yabaate. saisir nañu le procureur. mais Ousmane Sonko dafa yabaate. Ousmane dafa yabaate te xam nga boo toroxee toj lay nga dem foofa nag ca ndeysaan dëkku Sëñ Touba toog di ubbeeku di écarteel président de la république daal di wax li nga xam ne moo nekk sa biir xol ndax nag penda usu ñun on a eu droit à toutes les versions de Ousmane Sonko. mais ndax ba muy doog commencé dafa nu ibaadu la gëmul sëriñ. ndax dina ko mën a prouver parce que ñoom ndax dina mën prouver la dañu bëgg mu prouver xaalis boobu c'est-à-dire. mais évidemment mais Penda Badji xam nga ne Sonko du prouver dara daa mës a prouver ka mu sosal ne ko 200 millions ba war a fay 200 millions te mu ne rapport bi yor naa rapport da kaa mës a prouver mais Sonko loo ko mës a gis mu prouver Sonko day toog yeewu naan café ba saf suukar mu génn sosal la gratuitement du prouver dara parce que mais fan lay jëlee preuve amul dara. Sonko musu am preuve. te mais parce que Sonko est un irresponsable. mais parlant de Madiambal daf may permettre comme da nga ubbi brèche boobu. ma évacuer benn question laataa ñuy yeggali fi nekkoon. oui temps yi dama gis nga jege ko lool lu tax. bon jege c'est un. je veux dire def ngeen ñaari doon émission. waaw Madiambal moom. Madiambal sama grand la. man ak man on vient de se retrouver loolu pour être tout à fait honnête on vient de se retrouver on avait un vieux compte man ak moom qu'on a réglé hors antenne te man sax maa ko na xam nga man Penda dama am ñaari affaire premièrement man jinax bu tey ndox bii bu jàkkaarloon Ousmane Sonko ma jóg jàppale bu tey ndox bi man moom je ne réfléchis même pas c'est-à-dire Ousmane Sonko mi ngi xuloog benn bu tey ndox immédiatement dinaa jóg naa gajji Ousmane Sonko naa jël sama lu ma njëkk a yor naa dóoru man te du ma c'est-à-dire damay sotle bouteille man ku Ousmane Sonko ku mu jàkkaar lool naturellement immédiatement man ci Sonko laay dal naa tëral Sonko ba pare doog a laaj bouteille bi ne ko waaye lu xew Madiambal bañ ko songee naturellement mu jóg parce que nag bu weesoo naturellement man xam naa ne usu ku mu xulool moo la tooñ ndax tooñkat la du wax dëgg xamul lu baax du wax lu baax du def lu baax ku mu xulool moo la tooñ te Madiambal nag xeex bii ñoom seen combat yi ñuy wax ñoom combat pour les beaux yeux de Sonko la nous ce que nous faisons c'est pour la démocratie la liberté d'expression et pour la sauvegarde des valeurs de ce pays là Madiambal nag ko dëgg fa yàlla man nag moom dañu ci yàgg nekk nag xam nga ñii di wax nii ñii ñëpp dañu say fekk si te il faut nous reconnaître notre constance à Madiambal et à moi c'est-à-dire jamono ji ñu toll montre yu baax yi ñoo bokk heure Madiambal ba Sonko ne dara salaamaaleykum Madiambal wàcc ko man mi itam ne wàccu ma Sonko 12 ans ngi nii muy man di Madiambal ñu jàkkaarloo ak Sonko sans concession et ça nous a valu ce que ça nous a valu arrière ñu si fas ñu si yéen arrière donc xam nga kon loolu dafa naturel man ñu song ma côté bee moom ñu song ko côté bii Madiambal ba mu génne maa njëkk a taxaw ci télé te c'est ça qui nous a rapproché. d'accord mais fi mu toll nii ak ndaje bi ñeeri daje sànq nga ni Sonko moom mooy le plus grand perdant dans cette histoire. ñenn ñi tamit dugalaa ki sax ay les Amadou Ba et autres. kon lan moo war a nekk fu mu ne nii
ban posture la Sonko war a adopté peut-être pour que même buy jeexal sax mu bañ a. non Sonko moom ma très chère Sonko moom c'est de l'histoire ancienne te man je suis très contente d'assister à sa chute hein. man Sonko saa yi ma xëyee suba man maa ngi xool nan laa mën a inventé ba qu'est-ce que je vais sortir. am na ñu jàpp tey la gën a dëgër. fu mu dëgëree tey la gën a mobiliser tey la ñu gën a nekk ci. mais yow xoolal ma ñii nii. lii mais xoolal Sonko ci boppam sax xoolal kanamu Sonko xam nga l'expression du visage est tellement parlante mais xool ko rek. ban jàngal nga ci am ci expression. mais ku torox la ku tiit la ki ragal la di. donc war a tiit Sonko de. keroog nag nee na bu problème amee ci way politique yi armée ak yëpp. mais dégg ko muy dóor noonu muy dóor waa force de l'ordre di leen dàmp xam nga tàppet la. ñeme na justice chaque jour mu saaga magistrat yi waaye xool à côté mi ngi neexal dafa am ak ñoom jaar-jaar dangaa fàtte waali wuyu ma waali tàppet la di te Sonko mii Penda gaa man moom sax heureusement ba man damaa soxor te nëbbu ma ko man nit ko soxor laa Sonko xam nga prison la jëm Sonko mii wala tax mu war a dugg prison itam kii mu fi def yëpp kii c'est pas monsieur propre de kii c'est monsieur Sarr kon dafa da nga jàpp ni dafa xam ni ma ne la fa la jëm yu nekk ci kaw kii yorul benn dossier ay dossier la yor loo may wax ni kii mii mais ki dossier moo ni rek la yor kii aussi ko da xam ne dëgg-dëgg 2 péchés mignons la am la femme dañ ma baal ak l'argent loolu la yàlla dogal man na xaw ma ñaari ba la si gën a bëgg mais loolu am fii la toog fonds politique yi dañu ko nëbboon di ba mu dem ba xam ne ni c'est fini mu doog ko bërëxal dañu kaa waxoon na usu xam nga ne li mu sol nii toog tàngata mu sol ko mais usu yow boo ma ne salaamaam dugg usu gisoo ko lex yi duuf génn ci biti biir bi génn mu xaw a jaay yàlla tuuti fondé bëgg lu sax bu usu nag seer la nee naa Dakar la xamul lu xew kii Bart moo ko doon coaché di ba mu ñëwee toog lu mu doon def di tërëre di ay jet privé il a des goûts de luxe parce que xamu ko xam nga du ndaanaan seer la di dund sa best life mel ni Alice au pays des merveilles di yuuxu di say dégg naa ba mu njëkkee naan chocolat chaud doon yuuxu di say xool di kat di yuuxu yow kii di seer ki daa xam lu xew di say di yuuxu kii fu mu xam ci kii Nesquik naa chocolat chaud dafa mooy Nesquik Nesquik rek jàppoon Nesquik bi jël juróomi dërëm ci boutique ba ay pain beurre jën fukki dërëm mburu juróom dërëm beurre ki daa ba sax xam ne dafa dressage ak yooyu yow première fois bu ñu tata xadi nu mu tudd xadi kabe dressé mais da kaa filmé vidéo dugal ki di seer da xam lu baax yow xamul lu baax xamul dund xamul vie ba mu ñëwee primature bi tëgg sa bam la doon def di tëgg di dal ba pare nag napp DG même yaa mais keroog nee na Diomaye su ko neexee mën na dàq DG yi di ñëw ci conseil des ministres. mais yow waaye tamit nag benn bés yi xam nga la wax ji yàqu la te loolu foofu nag waxu soxor la wax ju yàqu la d'abord mais waxu soxor la xam na ne déjà dañu ne dàq mais du ñëpp nag parce que nag y a des DG yoo xam ne DG parce que aussi ku nekk nit boo ànd ak moom ku nekk nit xaw am un brin de jugeote nga ànd ak moom di nga xam ne kii du nit ku baax nga commencé reculer arrière. sa xarit Waly Diouf jàpp nga ni war nañ ko. man Waly rek moo métti na ma xam nga sa Waly laa géré Waly mais lan laa mën comprendre noo mën a nekkee xarit Waly Diouf sachant Waly ni mu jegee Sonko fonk ko lool. mun nañu ne Waly kese ak Akhenaton ak am naa tamit yeneen 5 DG yoo xam ne samay gaan man Waly ak Akhenaton laa saraxe noonu rek de. ah bon ñoom chaque jour ñu ne ma danga ñoo saraxe parce que. am nga yeneen xarit. mais yow man mais benn bés ma wax la dara tey. est-ce que xam nga ne man contrairement à ce que les gens croient et je te jure toi tu sais que moi je mens jamais. Pastef laa pour ay xarit